beñe yi. waaw jël naa ci ñaari doom bi dafa mel ni. waaw ñangeen ba baal nañ la ko si may nañ la ko bu baax a baax. damay bàyyi Ousmane Dicko mu daal di la dalal ci li nga xamante ni moom mooy jotaay. jërëjëf Mouhamed xam nga ne ab ñangeen nag mënut romb beñe te du ci fàggandiko ba soog pour mun a toog voilà comme ni nga ko waxee Mouhamed moom Moussa Niang wala Moussa Niang donc am na sama benn Moussa Niang bu ma xam yaakaar naa meloo ni moom ñangeen bu doy waar la donc moom mooy njiital kii di mouvement taxawu sunu gox fële ca Jaxaay donc sunu gox fële sa Jaxaay bu ñu ko waxee tamit mu nekk ci banlieue bi mu tombeek jafe-jafe yu bëree bëri foofu ci fan yi xam naa loolu dina bokk ci lu ñuy waxtaanee dinañ waxtaanee itam li nga xam ne moo di élection locale yi nga xam ne tamit am na ay tendance yoo xam ne mu ngi fiy jubloog ay coalition yu ñuy dégg ak yooyu yëpp dina bokk Mouhamed ci waxtaan bu lu ñu war a waxtaanee ak kii di Moussa Niang tey xam naa balaa ñoo door waxtaan bi rek dañ koy bàyyi mu nuyoo di ko dalal jàmm si suñu plateau bët set. waaw maa ngi nuyu waa Seneweb di nuyu ñi nga xam ne techniciens yi nga xam ñoo nekk ci ginnaaw di liggéey bu rafet bi. au-delà de techniciens yi aussi may nuyu présentateurs yi wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey boo xam ni professionnalisme bi ñëpp gis nañ ko rafetlu nañ ko. koo fi invité aussi dafay sawar dafay kontaan pour bokk ak yéen plateau. et à travers votre illustre plateau aussi maa ngi nuyu askanu Sénégal yëpp. di nuyu aussi le monde entier di ñaan yàlla suñu borom jafe-jafe yi nga xam ni suñu gaal mi ngi koy jànkoonteel mu nekk jafe-jafe yoo xam ni. dañ koy placer aux oubliettes le plus rapidement possible. jërëjëf yaa ngi jógee fële comme niñ ko waxee Jaxaay Parcelles Assainies bu nekk fële ca Jaxaay ndax ndox ma jóge na fa bi ngay ñëw xuus nga wala xuusoo. waaw xam nga Parcelles Assainies Jaxaay cité gendarmerie dañu nekk ci zone boo xam ni daanaka bu tawee ba nawet ñëwaat ndox mi fa la ñuy fekkante maanaam nawet saa yu ñëwee dafay fekkaat ndox parce que nappe bi dem na ba nga xam ni dafa nekk loo xam ni dafa jigéen loolu sol bi. donc ñu nekkul ci zone yoo xam ni amul assainissement même buñ ci def ay tali sax du am canalisation donc état bi nga xam ni moom moo ñu yilif ñu ñëpp dafa am benn préjudice boo xam ne daf ñu ko causé tey boo xoolee Parcelles Assainies yi nga xam ni moo nekk localité bi gën a impacté ci inondation yi ñoom ñëpp nga xam ni ay propriétaires lañ dañ fayaale woon ci seen kër yi li ñuy wax assainissement à raison de 500 000 par propriétaire mais dañu gis ni biñ demee ba de quelques années après ñu commencé di jànkuwanteel ak problème mu mbënd. cela veut dire que SNHLM daf leen dóor daf leen arnaqué te Sénégal du ñu wax dëgg ji ni mu demee mais dañ koy raay rayal ku nekk di wut ay prétextes yoo xam ni pour se laver à grande pompe mais dañu gis ni SNHLM état la te état moo leen jaay kër yooyu jox leen ay permis d'occuper jox leen ay autorisation de construire encaisser seen xaalis mais en retour li ñuy wax ñoom ñoo dem choisir des zones non édificantes yi dem dëkk fa mais dañu gis ni jamono dafa dépassé foofu humanité dafa dépassé foofu. xam-xam doomu aadama ak ni ko yàlla suñu borom teralee may na ko mu dem ci digg géej sax aménager ko di fa créer ay îles artificielles di fa créer ay logements di fa créer ay hôtels ku jël exemple Dubaï di nga xam ni ndox waratul nekk handicap ci nit parce que ndox richesse la autrement sax man dama doon wax ni li ñuy recevoir ci quantité d'eau ci pluie nekkul lu catastrophique lu naturel la parce que chaque année même quantité d'eau bi la ñuy recevoir mais booy xool ay pluie yu naturel la mais saa yu ñëwee dafay causer ay préjudice ñi nga xam ñoo dëkk foofu tey booy xool unité yëpp dañ commencé di am ay stigmatu inondation bi ma jugee keroog unité 19 gis naa ni ASC ba fa nekk sax amuñu foo xam ni fa lañ mën a entraîner maison yi nga xam ñoo nekk aux alentours aussi ñi ngi commencé di ñàkk yoon yoo xam ni fa la ñu jaar ndox mi di dugg ba seen biir kër yi nga dem biir unité 20 nga gis ni am na partie yoo xam ni bu tawaatee fii ak une année di nga gis ñu commencé di jànkuwanteeg jafe-jafe ci wàllu ndox nga dugg biir unité 17 nga am yoon yoo xam te boo fa buggee dugg il faut nga ut ay voies de contournement nga dem biir unité 16 kazalika nga dem Jaxaay 1 entrée route précole bi nga xam ne moo jaar cité gendarmerie nga gis ni foofu yëpp dafay jànkuwanteeg ay mbënn nga dugg biir unité 3 nga dugg biir unité 15 mais foofu yëpp wax nga ko sànq SNHLM la liggéey bi moo yeggagut wala loolu dafa bokkut ci programme bañ fa teg pour. waaw xam nga assainissement gox mu nekk dëkkuwaay da nga ko war a viabiliser ba pare maanaam lépp lu nekk jumtukaay boo xam ne doomu aadama daf koy soxla da nga ko fa war a def mu nekk prédisposition yoo xam moom bu ñëwee dafay mën a dëkk ci dëkkin bi nga xam ne moom moo gën a rafet ci anam bi nga xam ne moo gën a jaar yoon dañu gis ni SNHLM bi ñu leen di jaay site yooyu te leen waxoon ni ay Parcelles Assainies la mais parcelle kase la yoo xam ne kenn assainiru ko mais en retour ñoom dañu encaissé xaalisu propriétaire yooyu mais état buy argumenté
da ngay gis ni day wax ni ñoom ñoo dem jënd ci ay zone non édificantes yi dëkk fa ñoo dem ci zone couverte yi choisir fa dëkk fa ñuy wax ni même bu fekkoon HLM jaayu leen sax mais ku ne xam nañu procédure pour tabax pour jënd kër pour jënd terrain am na voie administrative yoo xam da nga koy emprunter di nga wut ay autorisation di nga wut ay permis di nga wut leneen ak leneen mais administration locale bi nga xam moo fa nekk muy administration territoriale bi nga xam moo fa nekk lu bëri moom moo ko encadré foofu ñun ñoo ko seetaan kon dafay mel ni benn faillite collective la état suñu si boppam moom moo fayal ci mission bi nga xam ni moom lañ ko dénk. problème bi assainissement rek la wala yeneen infrastructure yi écoles yeeg hôpitaux yeeg yooyu yëpp. waaw looloo tax mouvement bi nga xam ne moom la ñu ñun dañu bëgg a changer physionomie carte commune bi parce que dañu gis ni commune la boo xam ni carte scolaire bi c'est pas encore bien garnie, la carte sanitaire n'est pas encore bien garnie, mais aussi la carte sportive n'est pas encore bien garnie parce que boo xoolee li tax may wax loolu. mooy commune la boo xam ne dafay dem en expansion. commune la boo xam ne dafay màgg démographiquement mais dañu gis ni mesure d'accompagnement yi ci wàllu infrastructure doxagul gis nañ ni benn lycée la am benn CM ak quelques écoles élémentaires yoo xam ni mënatul a dékku demande yi nga xam ni moom moo nekk ci askan bi dem nañ ba nga xam ni élèves yi nga xam mooy nekk ci biir commune bi dañuy toog ci suufi basang di jàng bind wala ñoo xam bu ñuy jàngi dañuy yóbbaale ay bureau di ci toog nga gis ñoo xam bu ñuy dem dañuy yóbbaale ay accessoires pour mën di ci toog pour mën a jàng nga gis tamit ñoo xam ne dañuy def double flux parce que benn local la ñu am pour jàng mais effectif pléthorique bi nga xam ne moom la école bi di am xajul ci biir classe yooyu il faut que ñu koy arranger pour que ñëpp mën a am loo xam ni benn quantum horaire bu ñuy obéir bu ñu demee ci wàllu santé aussi gis nañ ni ay poste de santé lañ yor te commune la boo xam ne déjà pratiquement avoisiné na plus de 60 000 am ñu gis ni poste de santé c'est pour 10 000 habitants selon les normes de l'OMS ñu am benn centre de santé bu mag boo xam ni pratiquement depuis 2008 mi ngi à l'arrêt te li des du juste ay achèvement la ay finition yu ndaw moom moo fa des mais dañu gis ni centre de santé boobu manque de volonté politique de la part de l'État moom moo tax centre de santé boobu mënagul àgg ba tax na conséquences directes yi nga xam ni ñu koy subir mooy suñu jigéen ñi bu ñu waree mucc ñu ci bëri dañ leen di référer ay Youssou Mbargane wala ñu yóbbu leen ci yeneen structure yoo xam ni wax dëgg yàlla daf leen di sori te dafay engendrer d'autres frais. mais yéen en tant que mouvement ak population ndax taxawaay ba ca war def ngeen ko ba affaire yi bañ a màggee ni ñu faj au moins saafaraal leen seen yenn jàngoro yi parce que ba tey lañ koy soog a dégg ba pour une population bi nga xam ne dem na ba atteindre 60 000 ans. waaw parce que xam nga bi ñuy créer logements sociaux yooyu muy plan Jaxaay dafa am ay infrastructures yoo xam ni moo war a nekk ci biir ñu mu accompagner dëkk bi accompagner aussi nit ñi mais dañ gis ni état Sénégal surtout régime Macky Sall bi mu ñëwee dafay mel ni moom danaan lu ma laal fii rek président Abdoulaye Wade projet bi moom lay gën a rayonnel dafay mel ni dafay am ay dessous politique moom mooy tax affaire yi àggul booy gis ñun li ñu am ci ay kilomètres de route bi fi Macky Sall ñëwee ak léegi c'est 2,4 kilomètres de route yoo xam ni Promoville moo ñu ko jox te 2,4 kilomètres de route yooyu dañ prévoir am ci cahier des charges yi ne day am canalisation mais commencé nañ livrer route bi ba tali yi commencé fa jaar oto yi commencé fa jaar autant pour moi mais amul canalisation ba tax na sax maison yi nga xam ñoo nekk aux alentours ñu ngi commencé vivre réalité inondation parce que léegi ndox mi dootul jàll mais dafay déverser wu wàcc ci biir kër yi parce que à cause du dénivellement bi nga xam ni tali yi mi ngi ko créé donc ñun yuuxu nañ partout fi ñu war a yuuxu ba suñu voix war fa àgg plateau yu bëri taxaw nañ ci def benn plaidoirie yi def nañ ay correspondance pour que suñu centre de santé mën a àgg dem nañ sax ba nous-mêmes ñu lijjanti suñu bopp ay partenaires yoo xam ne waroon nañu mën a achever le centre de santé boobu mais dañuy gis ni buñ demee ba ci kaw dafay am blocus loolu nag mu nekk loo xam ne daf ñuy jaaxal blocus bi lan la parce que tey dañuy laaj quitus boo xam ni tey centre de santé bi dafa am un privé boo xam moo ko engagé woon avancé ci bu baax a baax sur fonds propres mu dem ba nga xam ni ki nga xam ni moo engagé woon centre de santé bi gagné marché bi mu daal di génn àdduna ñu ngi génne àdduna Canada ci début coronavirus bi muy apparaître fii Sénégal son fils moom moo ko remplacé mais ñun bi ñu amee partenaire ba toog ak acteurs yi nga xam moom la concerné dañu gis ni état ci boppam nanguwul jox ay garantie comme quoi que dina rembourser entreprise boobu xaalis bi mu ci jot a injecté bu ko defee partenaires yooyu ñoom bu ñu ñëwee dañuy xool fi nga xam ne foofu la liggéey bi yem ñu mën fa commencer àggali centre de santé boobu li des encore muy équipement yi nga xam moo war a accompagner centre de santé bi ñu mën ko dugal ci biir centre de santé bi mu mën a fonctionnel population mu mën ci jariñ loolu moom moo nekkoon sunu taxawaay te liñ ci waroon def yëpp def nañ ko ci
mais léegi lu leen état wax parce que ñoom xanaa duñ wax ne rek duñ delloo kii alors que ñoom ñoo financé infrastructure bi. xam nga taxawal ay ko éternel va et vient lay doon yoo xam ni da nga naan sax lii dilatoire la pour nga décourager wala pour nga ba say yax damm ba nga xam ni yow dootoo sawar pour di jógee chaque jour plan Jaxaay di jël taxi di dem ville wala centre ville. parce que loolu doo ko mën ndax yow da nga am sa liggéey bopp boo war a def da nga am njaboot boo xam ne tamit da nga leen war a nourrir am ay obligation professionnelle yoo xam ne aussi da nga ko war a respecter mais li ñu ci war a def en tant que action citoyenne ñu ngi ko fay def. mais est-ce que tamit jaar ngeen fa ngeen war a jaar parce que maire bi mu nga fa te waroon ngeen mën a jaar ci moom sax war na la mën a taxawal ci yenn béréb yi nga xam ne voies autorisées yi fa lañ nekk. waaw xam nga maire nag boo xam ni dafa appartenir ci même régime bi ba pare bu ñu xoolee. loolu sax raison de plus sax yoon la sax war leen mën a taxaw foofu. xam nga bu fekkoon koo xam dafa am volonté politique wala mu am tuuti ambition wax dëgg yàlla doon na ci mën a apporter benn touche bu ko defee bu ñu ko réaliser au moins moom mu mën a bokk ci ñi koy inaugurer mais dañu gis ni maire bi amul benn jéego boo xam ne dina fa def mais loolu du ñu bett ci moom puisque li mu fa toog yëpp amul benn brique boo xam ne dañu wax ni moom la peinture ci biir dëkk bi wala lenn loo xam daf koy jëmmal loo xam réalisation lu mu mën a présenter kon kooku bu taxawee insensible ci jafe-jafe askan bi loolu du nekk loo xam ni daf ñuy bett ndax ñun dëkk bi ñu dëkk damay faral di wax ni bu ñu amee ñoo xam ne ay homme de tenue lañ ñu servir suñu état servir seen askan dem ba ñeen ñi retraité ñiy dem mission ñiy nekk toujours en service ñu dem ba ñooñu ci boppam nekk ci biir dëkk bi maanaam cité gendarmerie ba pare di jëm jonkonteeg jafe-jafe lëndëm maanaam amuñu éclairage public ba pare rax ci dolli dëkkuwaay bi di am zone yoo xam ne dafay taal dañuy wax ni état du Sénégal mi ngi seetaan loo xam ne wax dëgg yàlla injustice la te askan bi mi ngi commencé subir. Injustice parce que loolu du est-ce que tamit parce que nu mu tuddati mbënd mi du foofu noonu rek gis nañ Sénégal gi yëpp la mbënd mi songandoor est-ce que tamit du kii yi ñoo bëri nu mu tuddati maanaam li ñu war a def moo bëri ba nga xam ne yéen tamit xëj na sax lu ñu leen di defal du ngeen ko mën a gis. waaw c'est-à-dire xam nga bu fekkee jafe-jafe mbënn ay pluies yu naturelles yoo xam du ouragan du cyclone du orage du dara saa yu amee saison des pluies rek mu créé catastrophe ñu jël ay milliards yu bëri injecté ko ci ni plan Orsec te au finish duñ gis benn lenn loo xam dafay nekk lu concret ci réalisation yi dafay nekk loo xam dafay ëlëm ak boppu askan bi parce que bu ñuy xool ci inondation yi bi président Macky Sall lancé plan décennal de lutte contre les inondations dañu gis ni li mu ci injecté c'est plus de 750 milliards mais 750 milliards c'est une somme faramineuse somme la boo xam ne boo ko injecté ci wàllu inondation wax dëgg yàlla war nañ mën a gis changement mais toujours est-il que réalité bi li muy gën a wane mooy inondation tey la gën a nekk dëgg tey la gën a nekk loo xam ne askan bi ñu ngi koy jànkuwanteel. yéen seen foofu ndax defar ko du métti lool wala yomb naa defar yéen ñi nga xam ne yéen a dëkkee foofu ca Jaxaay. defar ba ci wàllum inondation infrastructure ak yooyu noonu. waaw xam nga tey boo xoolee mouvance jeune bi nga xam ne moom moo jug di poser ay action citoyenne di yëngu ci wàllu coopération décentralisée di ut ay partenaires pour créer du répondant ci wàllu école bi nga xam ne dañuy mën a tabaxal ay édifices scolaires ci wàllu santé ñu mën ñu tabaxal ay édifices yoo xam ne day yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu sport aussi ñu mën a créer épanouissement jeunes yi ñu gis ni aussi commune bi présenté na ay prédispositions yu ko mën a permettre mu dem de l'avant moo tax ñu ni am na loo xam ne dootuñu toog di ko seetaan parce que ñun dañu war a bokk ci ñi nga xam ni ëllëg ñun ñooy bâtir commune bi nga xam ne moom la askan wi bëgg ëllëg dañu war a bokk ci ñi nga xam ni commune bi bu waree dem ci kanam ñoo ko fa war a yóbbu mais dootuñu seetaan ñoo xam ni dañuy ñëw toog ci seen magistère di nguuru di jouir ci économie dëkk bi ba pare en retour duñ def dara ci biir dëkk bi parce que ñun yoruñu budget yoruñu fonds yoruñu deniers publics mais def nañ réalisation boo xam bu ñu neexee mën nañ taxaw def bilan. ban mooy lan la. waaw damay jël benn exemple rek fii ci Sénégal jëlal mouvance citoyenne wala nga jël un parti politique boo xam ni dafay yëngatu ci wàllu éclairage public ñun éclairage public dañ ci doon yëngatu di installer ay lampadaires ba mu créer problème suñu diggante ak maire bi grâce à l'appui de nos partenaires d'ici et de la diaspora loolu réalité la boo xam ne ñun dañ ko def ci biir commune bi c'est parce que dañu am un programme très ambitieux. mbaa yéen tamit du ngeen doon outrepasser seen prérogative dem loo xam ne nii maire bi moo ko war a def ngeen ñëw di ko def sans ngeen yëgal koog yooyu noonu. c'est-à-dire faillite collective bi ma doon wax tey mi ngi ñëw tey bu fekkee dañ la dénk institution nga toog 8 années maanaam 5 ans nga waroon toog ñii prolonger mandat ba nga toog 8 années yoo xam ni commune bi musul xam lan mooy éclairage public nga gis ay ndaw yoo xam ne dañu am Pastef
dañu taxaw farlu dem di yëngu ci coopération décentralisée loo xam ni yow toog nga 8 années mënuloo ko am ñëw indil la ay lampadaires di la ko installé kooku bu fekkee bëgg nga lu baax da nga leen war a jaajëfal da nga leen war a encourager xam ñii ñoo yor di relève. waaw Moussa nag kër jàmbur man sama kër sax xanaa booy ñëwal di ma sampal sax courant ak yooyu di nga ñëw tàggu ma ne ma kat. c'est-à-dire xam nga politique waruñu ko def fépp tey nit même boo yoree pouvoir am na loo xam ci sa parcelle de pouvoir war nga ko séddeel kenn mu jàppale la parce que mënoo fees lépp mais mënul jàpp ni kii bu defee dara mu réussir ko rek bu subaa nit ñi dañ koy aduler wala ñu jël ko mu remplacer sama chaise bul jàppee noonu jàppal ni nit fu mu nekk rek am na ñoo xam war nañ mën a def loo xam dañ koy jàppale. ah waaye yéen chaise ngeen xool de dafa mel parce que tey bu xam nga li tax tey il faut que ñu def ko parce que la nature a horreur du vide mënuñu la dénk ay budget yoo xam ni dañ naan la 12 millions lan la voté pour entretien du réseau électrique nga war a fexe ba éclairage public nekk une réalité dans la commune parce que éclairage public mooy premier ressort ci sécurité parce que les lëndëm mooy li nga xam ni moom mooy niche d'insécurité moom mooy giron et insécurité mooy tax agression yeeg sàcc yeeg yëpp di mën a propice mais bu fekkee da nga gis jeunes yoo xam ne dañoo jug xooluñu budget bi ñu la voté ñëw ni dañ la koy offrir gracieusement li nga nar a génnee pour di ko def naan éclairage public te sa poche la jëm mais nga def ko ci beneen priorité nga jëndal ci école bi ay table banc fexe ba école yi mën a am ay douche yoo xam ni wala ay toilettes yoo xam ni xale yi buñ ko soxlawee mën cee dem nga fexe ba nga xam ni suñu centre de santé yi dañuy am ay médicaments nga fexe ba nga xam ni jeunesse bi dafay mën a nekk une jeunesse épanouie ñi nga xam ne dañoo war a dem defi formation professionnelle nga mën leen utal ay formation professionnalisante gérer ko parce que yooyu yëpp dafa nekk ci prérogative maire yi mais bu fekkee yow xamuloo li nga xam ni moom la askan bi dénk ba xaalis bi da nga koy utiliser comme moyen de jouissance ñeneen jug pour war a def mais saa ñu war a def nga bëgg a poser benn obstacle loolu daf leen di pousser sax ñu xool sa. kon yéen seen ambition mooy jël mairie bi ci loxo. mais actuellement ñun li ñuy gën a dégg sax mooy futur maire dootuñu dégg suñu tur parce que dañoo suppléer directement le maire. dañoo remplacer dans yéen daal gagné ngeen te élection yi ñëwagul. waaw ñun daal li ñu gëm mooy. actuellement dañuy def bilan te yoruñu budget bilan bi ñuy def nag c'est un bilan matériel mais un bilan aussi immatériel. da ngeen di présenté wu prochaine élection locale yi. mais xam nga tey lan mooy problème mu Sénégal. ma wax la li balaa may ñëw ci question boobu. am na ñoo xam seen seul mérite mooy damaa bokk ci parti politique wala maa coordonné tel ou tel parti politique ci biir commune loolu rek mooy tax ñu mën a présenté wu. mais mosu ñoo taal benn sondeel ci biir commune bi te ñun dañoo jëf ni askan bi gis dañoo wane suñuy compétence wane aussi ni njëriñ lañ ci biir commune bi bien vrai que ay ndaw lañ mais njëriñ lañ ci biir commune bi te suñu ay âge nag may nañu tey bu doon élection présidentielle ci ñu mën cee bokk. bu doon élection présidentielle ñu mën cee bokk suñuy at may nañu ko. bu dee élection locale. bu dee élection locale. suñuy âge may nañu ko suñuy compétence may nañu ko mais njëriñ bi nga xam ne moom la ñuy représenté ci commune bi aussi may nañu ko. kon bëgg ngeen cee bokk. incha allah. kan mooy jiite liste bi. yow la wala yaay tëdd actuellement je suis le président du mouvement. mais statué guñ ci question boobu. mais actuellement. xam nañu ni. mouvement taxaw suñu gox. bëgg na occuper les premières instances. bëgg na servir commune bi. parce que c'est notre préoccupation fondamentale. C'est notre seule source de motivation. da ngeen ciy dem ak coalition wala da ngeen bëgg a. actuellement nous sommes en pourparlers avec beaucoup d'entités représentant des personnes ak ay associations ak mouvements yoo xam ne wax dëgg yàlla déjà am na si ñoo xam ne adhéré nañ ba pare ci projet bi nga xam ne moom lañ présenté. comme ñan nga ñu ci mën a citer bu ñu xam. waaw parce que xam nga politique moom dafa nekk terrain bu xaw a glissant. bëgguma ko loqati suma lañ ci. moo tax lu ci bëri dama ko bëgg a téye mu nekk. mais yéen ànduwul leen benn parti même bu dut si élection yeeg yooyu. yow si am na ay parti yu ñu àndal. ban parti ay parti yu ñu àndal. mais nag loolu bëgguñ ko relater ci kii. mais à le moment venu est-ce que yéexoo leen parce que instant yi woowu ngeen pare ne diw lañ teg tànn ngeen jéem a wut kii est-ce que. xam nga par pudeur booy ànd ak ay nit da nga leen di nawloo buñ la jiitalee ci mbir bul jël lépp moo tax loolu question boobu ñoom dama leen koy jagleel tous les membres du mouvement citoyen taxaw suñu gox bu ko defee ñoom mu nekk seen prérogative. waaw xam nga dañoo comme nu mu ko waxee dañoo nekk ci jamono yoo xam ne wàccaay élection la. gis nañ fi ay coalition yu ñuy wax ba récemment gis nañ Thierno Bocoum génn di wax ay coalition calculée ak yooyu noonu yow nan ngay jàngatee actualité politique bi jamono yi ñu toll. waaw ndax yaa ngi waaj a jëm xam naa certainement di nga bokk ci coalition. waaw xam nga tey li ñuy wax problème positionnement. dafa am ci politique
mais bu ñuy xool am na coalition yoo xam ne ñu ngi koy wax muy dessiné wu nii nit ñi di ko envisager mais ce n'est pas dans l'ordre du possible parce que ku ci nekk da nga koy bëgg a jiite waaw. ku yu bari kon coalition Sonko Khalifa Sall ak Kanate la ak Karim mënul ne. non gisuma ni day am sax politiquement gisuma ni day am. lu koy war a mën a am parce que am na si ñoo xam ni zone bi ñu nekk nañ dañ jàpp ni ñoom ñoo fa war a nekk ay candidats. localement mais bu ñu demee. parce que tey dama lay jox un exemple. bu ñu jàppalee Sonko ba mu gagné maximum de localité ñu dem 2024 mais localité yooyu maire yi fa nekk dañuy jàppale Sonko duñ jàppale Karim Wade duñ jàppale Khalifa Sall léegi moyens yooyu ngay jox Sonko daf koy utiliser waat contre yow loolu dafa am ci politique. xaw ma ndax dégg nga li ma bëgg a wax. est-ce que ñoom duñu retrouver wu waat en 2024 autour d'une même personne muy Sonko wala keneen. ñoom ñëpp dañu am ay ambition présidentielle ku ne xam na ni Karim Wade dafa am ay ambition présidentielle Khalifa Sall dafa am ay ambition présidentielle mais si toutefois Macky Sall dem ba jugé ni mënatul dem dafay jéem a jaxase carte gi la libérer Karim Wade mu mën a bokk Khalifa Sall aussi mu mën a bokk. kon yow yaakaar nga ne loolu bokk na ci stratégie. ay schéma la parce que président Macky Sall ak inondation yi. nit ñi askan bi ni ñu commencé jógee nii ministre de l'intérieur buy dox nit ñi di ko uyee di ko yuuxu ki nga xam moo géré waale inondation yi tey bu génn day camouflé wu pour nit ñi bañ koo yuuxu nga xam ne ni actuellement il est impopulaire war na mën a commencer nag di préparer sa porte de sortie. kon loolu genre taxawaayu sanction lay xaw a nuróol quelque mënumaa dem waaye dinaa yàqal ñeneen. xam nga tey nguur Babacar bëgg na ci wax. xam nga tey nguur. non dama bëggoon pour expliquer comme li muy wax c'est trop je dirais pas pour mais c'est trop paradoxal parce qu'on parle de politique benn coalition au niveau des élections municipales quand tey Ousmane Sonko ak ñoom bu ñu formé coalition. Ousmane Sonko dem ba am benn majorité bi au niveau des communes mën na nekkaat benn arme encore moom ce n'est pas une possibilité parce que tey bu ñuy dem bay def benn pal ci niveau gox-goxaan yi nekkul forcément que ni Ousmane Sonko ki mu jiital kese mooy falu coalition la majorité la kenn ku nekk gox ba mu nekk ak coalition la te ñu jàpp ne mën na fa am tolluwaay boobu la mais du nekk loo xamante ni forcément ki Ousmane Sonko choisir mooy jiitu mais coalition la boo xam ne tey Ahmed bu fekkente ni mu ngi bokk PDS te moom moo jàpp nañu ne moo ëpp doole au niveau de Sébikotane te man maa ngi nekk foofu te jàpp nañ ne ma bokk Pastef te yow yaa ma fa jiitu donc yow yaa mën a nekk. ma ñëw jàppale la comme éventuel maire. sa problème kay mooy ñoom ñi woowe seen bopp association gox au niveau de Kër Massar alors que en réalité vous faites de la politique c'est ça le problème parce que tey ñun ñëpp ñoo am problème boobu au niveau des zones am na ñoo xam ne association lay formé wu wala mu formé wu benn nangam ñu koy wàllu gox bi mais en réalité vous vous cachez derrière ce que l'on appelle ànd aar suñu gox wala nangam pour faire de la politique. parce que tey koo xamante ni du politique moo la jiital man je pense que ni li ngay war a taxaw mooy il faut qu'on mette en avant l'intérêt de la population dans le sens où amul leneen lu ñuy xaarandi ëllëg ci ñoom mais tey yéen tout ce que vous faites en revanche li ngeen di xaar mooy benn carte vote pour ngeen mën a daaneel monsieur le maire loolu indi aussi contentieux de sorte que y aura un problème pourquoi parce que tey même bu ngeen taxee pour defar gox ba moom tamit benn côté day indi benn contradiction donc l'intérêt de la population day nekk encore sous problème day jàpp ne yéen tam lépp li ngeen def politique la nekkul pour waa gox ba mais plutôt pour nu ngeen di fale nit donc tey est-ce que jotul ngeen jéem a xoolaat bu baax bu ngeen jógee pour nekk benn association pour dimbali askan bi ngeen ciy yem bañ a jigéen ambition ay nekk maire wala nangam parce que day indi contentieux seen diggante ki fa nekk. waaw xam naa ne question yi xaw na bari te li ma wax nii du lu paradoxal moom li muy proposer c'est l'idéal mooy bu ñu former coalition. bu ñu demee gox bu nekk dañuy xool ki fa gën a représentatif ñu porter ko à la tête c'est l'idéal. mais coalition ku ne xam na ni notion de partage mooy gën a jóg ci biir coalition yi notion de partage di nga gis koo xam dina réclamer loo xam du dayoom di nga gis parti boo xam ne coquille vide la te day réclamer dara parce que booy coaliser il faut nga am cër boo xam dañ la koy jox. benn bu dee mouvement associatif yi nga xam ne ñooy jóg ci biir dëkk bi mais politique du lu bon quoi. parce que dama jàpp ni nit ki nga xam ne moom mooy def politique vertu yi nga xam ne moom la amee valeur civique yi nga xam ne moom moo ko définir ak construction citoyenne bi nga xam ne moom moo ko animé. ci lu muy dugg tam loolu koy dugal. man dama jàpp ni politique nit mu doon dund te du ko def. tey ñu ñëpp dégg nañ état islamique. ñëpp doon nañ dégg ay pacte Hudaybiya boo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko signé. yooyu yëpp daf lay wan ni politique ba ñu juddoo ba léegi wala ba humanité existé ba léegi politique bi nga am nekkul lu bon mais xanaa kay nit ki moo yor jikkoom soit mu nekk
une personne boo xam ne du wax dëgg. buy def politique du wax dëgg. bu nekkee nit koo xam ne jubul boo sekkee ak moom 10 000 francs bu nekkee politicien boo ko dénkee poste de DG day détourné bu nekkee nit koo xam ne aussi amul yar bu duggee ci politique aussi ñàkk yar boobu daf ciy feeñ. parce que politicien bi avant muy nekk un politicien ci askan bi la jógee d'abord. ñun problème mu Sénégal la ñu amaguñ problème politique du politiciens yi ñooy problème bi bu askan bi jubee politiciens yi jub la ñuy am parce que politiciens yi ci biir askan bi la ñuy jógee tey bu ma sekkee yow 10 000 francs yaa ngi xool noo ma dóoree mais raison de plus tey su ma la dénkee poste de DG da ngay dénk la ay milliards da nga koy dóor problème mu Sénégalais la ñu am problème éducation la ñu am c'est à la base mais nekkul problème politicien tey soo may wax dara moo woolee ci téléphone foo nekk da nga naa ma maa ngi Ndar maa ngi Saint-Louis te yaa ngi Dakar gii toog mais politicien bi aussi bu fay ree ci mission bi dina xool tous les prétextes possibles pour mën a argumenter. non yaa ngi fayee sama question. beneen mooy tey suñu bi ma lay posé non bëgguma nga sauté ko fi ma lay posé question. dama bëgg nga leeralal ci nit ñi maanaam da ngeen di nekk espoir nekk ci benn gox di dox ci loo xam ne li ñuy xaar ci yéen mooy vous pouvez vous lancer dans la politique mais su ngeen ñëwee fësal leen ko mais da ngeen di wax association wala nangam ak nangam nit ñi di xaar ci yéen loo xamante ne c'est apolitique. très bien mais c'est apolitique nangam bu ngeen dem ba ci wala yéen seen boss tel n'est pas le cas moom kay non man sama problème sax nekkul ku ci bëgg a def politique bu la neexee mën nga ko def mais nañuy bàyyi di mbubboo loo xam ne en réalité politique moo ko sos buñ demee ba ci loolu très bien c'est-à-dire dafa am loo xam ne dafa am tey bu ñu créer un mouvement citoyen di yëngu dans la citoyenneté mu dem ba si yàgg nga gis ni par exemple li nga war a def ci biir commune bi yëpp cachet ak signature moo la ciy bloqué mais quoi de plus normal nga demander population yi nga xam ne ñoom ñooy joxe carte yi ñooy joxe signature demander joxe cachet nga demander leen seen suffrage ñun li ñuy def nëbbatuwuñ ci li ñuy def ñun suñu bopp nëbbatuwuñ ci parce que dañuy def loo xam ne maire moo ko waroon def dañuy réaliser loo xam ne maire moo ko waroon def te amul compétence bi amul cran bi ñu ne léegi nañ suppléer ci place maire bi buñ ko critiquer buñ ko wax dara mais li ñu war a def war ko réaliser ci commune nañ ko def mais bu fekkee dafa bëgg a poser obstacle nag ñu xam ne nag njëriñ bi nga xam ne ñu ngi koy ñoddi muy jóge à l'étranger di ñëw fii ñun duñ ko xañ suñu askan lépp lu mu laaj tey ñu mën a toog ci chaise bi pour def ko dañ koy def mais ñun jàpp nañu ni bu ñu nekkee ay ndaw lépp loo xam ne dafa war a tabax société ñun dañ ci war a bokk ci biir politiciens yi nekkul loo xam ne dafa ñaaw wala dafa bon mais ni nit ñi defee politique nga ñëw soppi xar kanam gi moom moo am solo tey bu may joxe un exemple ci tamxarit bi dafa am des voisins yoo xam dañuy ñëw nii war nga joxe nag utal benn nag nga rey ko nga séddale ko ma ne leen ñun bu fekkee dañoo bëgg a changer li fi nekk ba pare à la base li ñi fi nekkoon doon def ñu ngi koy def kon jëratul ñuy nekk ñoo xam ne ay dañuy porter suñu bopp comme des choix alternatifs parce que ñun suñu vision dafa war a dépasser joxe 5 kilos yàpp joxe 5 kilos pomme de terre tamxarit joxe 5 kilos ceeb joxe suukar yooyu suñu vision daf ko war a dépasser suñu vision xam nga ci la nekk apporter des solutions structurelles par rapport aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées ñun ci loolu la ñu nekk mais nekkuñ ci question kii des politiques wala du politique parce que tey nga dissocier nit ki li muy def pour di jariñ askanam pour di tabax une société ak politique lu jafe la donte tuddewoo ko politique mais lu jafe la tey booy xool mouvement citoyen ngay poser ay actions citoyennes yaa ngi politique politique définition bu noble la ñun waxuñu ñun defuñu politique mais dañuy wax ni defuñu politique politicienne parce que ñun avant tout à la base ñun dañu nekk ñoo xam ne dañuy liggéey bi lañu yaakaar ba pare mais action citoyenne yi nga xam moom la ñuy poser ñëpp di ko gis di ko rafetlu sacerdoce la pour ñun parce que dañoo bëgg woy bu rafet pour suñuy doom. fu ngeen di jëlee moyens yi yu maire mënut am. waaw xam nga ay moyens dañ koy créer moom dañ koy créer parce que nit bu fekkee da nga intègre wane njub nekk ku constant ci say démarche yaakaar naa pour nga lijjanti ay partenaires du jafe parce que ñun ci biir mouvement bi dañu am ñoo xam ni ay expatriés lañ dañ nekk un peu partout au niveau de la diaspora dañuy mettre en rapport ak ay villes dañuy mettre en rapport ak ay mairies dañuy mettre en rapport ak ay organisations yoo xam ni ay organisations caritatives la dañuy ñëw di apporter njëriñ ci biir commune bi moo tax loolu ñun duñ ko refuser suñu askan loolu rek la ñu bëgg te jàpp nañu bu ñu toogee foofu mu nekk njëriñ ci askan bi. non Mati pour une dernière question parce que waxtu bi mu man fii man maa la waroon a nekk défense waaw yow sama koñ la man jaxaay laa dëkk
Parcelles Assainies unité 12 donc li ngay wax ni. yéen a ngi waxtaan fu ma miin yéen a ngi waxtaan fa nga dëkk waaye fu ma miin man tamit. waaw kay xam nga yow nekkul reportage rek moo fa yóbbu de. après ma jël sa numéro quoi. kii botan lay ut carte lay ut. léegi man xam nga lan mooy sama question moom mooy yéen fan mooy seen base parce que yow soo ne Jaxaay Parcelles Assainies cité gendarmerie te au fond ñun waa unité 12 gisuñu leen xaw ma nag ñeneen ñi est-ce que gis nañ leen parce que man te première fois moo tax ma leen di dégg gisuma aussi concrètement lan ngeen def parce que bu dee ay partenaires électrification wala loolu même maire tamit soo demee maire dala naa la man am naa ay partenaires diw ñu ngi may indil diw mais soo demee mu ne la am naa ay partenaires ñu ngi ma war a tabax stade wala dara kon yéen concrètement yéen lan ngeen def te maire defu ko fa. waaw tey damay am benn exemple rek boo xam dama koy joxe en parlant des Parcelles Assainies nous sommes les premiers à intervenir lors des inondations de 2020 avant que Bougane Gueye Dany di fa ñëw di leen jox ay pompe di leen jox ay ndimbal di leen jox ay enveloppe financière pour que ñu mën a génne seen maanaam mu nekk contribution symbolique par rapport ak li nga xam ne loolu la ñuy dund muy lu ñu rafetlu di ko nawlu. mais yow fa nga dëkk mouvement taxawu suñu gox. waaye moom nee na fa la dëkk mais gisu ko. waaw xam nga tey mu ne ma man position bu ñëw ma dàq ko parce que amul ñu ma ñëw. xam nga tey ki nga xam ne day fonctionner fonds propres ak quelques appuis financiers yoo xam ne venant des organisations caritatives. mënul bokk ak ki nga xam dañ ko dénk deniers publics dañ koy voter budget parce que yow li ngay def da nga koy def pour le symbolisme da nga koy def pour ñaax askan bi pour que ñu xam ni ku ci nekk mën nga apporter sa pierre ci construction édifice moo tax li ma doon wax sànq nga xaw ma dagg mooy avant que ñoom politiciens yi ñu fay ñëw ñoom Ousmane Sonko ñoom président Macky Sall 17 septembre muy def foofu son fameux discours pour la départementalisation de Kër Massar ñu ñëw fa njëkkandaw ñëw bi ñu ñëwee dugg nañ fekk benn dëkk boo xam ni wala boo kër yoo xam ni dañ leen coupé woon complètement du reste des Parcelles Assainies mënatuñu woon génn dem ci boutique mënatuñu woon génn vaquer à leurs occupations ñu ñëw ni c'est possible lii mën la leen génnee fii ba ñu am yoon boo xam ni dañuy mën a génn di vaquer à leurs occupations naka la ñu def dañu ñëw sur fonds propres ñu wàcc fa ay camion suuf man ci boppam damaa wàcc futeeku ñu ut ay saaku aligné ko ba mu dugg ci biir koñ bi ba femmes yi nga xam ne ay femmes enceintes lañ nga xam dañ doon tëb këru jàmbur wàcc pour mën a génn dañu toog saluer geste boobu ba xale yi nga xam ne dañ leen doon fermer ci biir kër gi en longueur de journée dañu jaar ci passerelle boobu ak joie ak satisfaction ba jigéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoom mënatuñu woon dem fenn jeunes yi nga xam ne mënatuñu woon vaquer à leurs occupations mënatuñu woon épanouir dañ commencé sentir benn essoufflement benn comment dirais-je ñu koy wax. benn ouf de soulagement par rapport ak li nga xam ne acte boobu nga xam moom lañ posé mais acte boobu mënul daj fépp parce que contribution propre la sur fonds propres ak ay aide financière yoo xam ne dafa jugee ci partenaires yi nga xam ñoo nekk à l'étranger. mais ñi nga xam ne dañ leen dénk alalu askan bi ñoom bu ñuy def mooy gën a significatif mooy gën a visible mais ñun action citoyenne lañ doon posé di wane ni c'est possible. merci beaucoup dañuy daal di dem xool ji VAR bi parce qu'il est 9h passé de 47 minutes. ñu ànd ak Aliou Ba dem xooli VAR bi daal di def retour ci plateau bi laataa ñuy xool VAR bi ma dem nuyu ji sama gars yi ci li nga xamante ne nii moom mooy YouTube bi wala ma dem Facebook ñan laa ci def ma bàyyi ma njëkkee YouTube sama gars yi ci YouTube bi maa ngi leen nuyu bu baax a baax Fatou Samb Mohamed TTG Nasi Fraise Fatma Sawtine man du ma sa morom dégg voilà Aïssa Thiam man fu ma ko wàlle Aïssa Thiam doon ma daw mel ni kuy daw dëmm yi ñoo ko wàll kañ xanaa waaye du man donc di nuyu Mohamed TTG c'est moi namoon nañ la démb gis ñu la woon est-ce que demul woon sorti démb boo demee c'est moi boo demee démb daa demoon sorti de maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi ànd ak ñun ci seen première matinale digitale buy am fii ci Seneweb TV ak seneweb.com di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre boobu léegi bu noppee rek Aliou Ba ñu dem xooli ci VAR bi daal di ñëwaat ci plateau bi nag yëkki jotaay bi sama gars yi daa mel dañuy nelaw ayca dafa mel ni affaire yi dafa kii dafa jagadi machine bi dafa soj
wala dafa Apollo monsieur Niang yow da nga Apollo de yow it daa mel. non bi may ñëwee fi daal laa commencé sentir ay picotement ci bët yi. bi nga ñëwee fi. ñàkkul nit ñi fi toogoon nañu xaw Apollo. Moussa xaaral rek dañu waxtaan. Moussa sa lii début Apollo lii Apollo produit la. ah picotement yi mënoon sentir daal. maa ngi doon non mais man dama ko fàtte woon parce que suñu machine bi ni muy def nii monsieur Niang Apollo wut xam naa déedéet lay nax rek fii de laa ko jëlee lu ma dal rek bi laa ko jëlee. ñu xool VAR bi ñëwaat ci place bi. 100 francs moo ko manqué mënu yoru dërëm. yow ni nga bëgg a dundee ak man yow di raay di fóon te doo ko may dara mënut a ne. Ngo da bay jaawal. yow man ak yow nii nañ fi sëy. waaw xam nga yow loo dëgg ko. yéen maanaam bëggante gi man maa ci pees man maay raay maay fóon maay mboq ñu weer. téye sa xaalis moom la. jox ko mi ko. la jox mi franc. man ki soxloo ma dara am ko téye. kii jigéen la de jox ko xaalis jox naa ko mbaj woon na jox ko xaalis boo ko joxee da ngay ànd ak kanam leer mais jox ko mel ni luy jooy nii jox ko xaalis nga may jox bu ma ko jox di gàññi de. da nga koy jox di ree comme ça fi nga doon fóon dafa nii ma xool weccit bi. de toute façon c'est une histoire d'argent comme nos politiciens comme lu Moussa Niang doon wax léegi donc foo ñu fekk ñun ci problème xaalis la ñu ne moo tax politiciens yi ñu ne ñoom problème xaalis rek la ñuy ne voilà noonu la demee àdduna bi noonu la tëddee donc maa ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen ñi àndoon ak ñun di suivre li nga xam ne moom mooy bët set grand Ousmane ma bàyyi la rek nga tàggatoo ëllëg incha allah. waaw jaajëf Mouhamed kontaan lool ci émission bi di kontaan aussi suñu gan gi di Moussa Niang di ko gërëm si teewaay bi futur maire voilà mu ngoog la maire Jaxaay bi déggee ne voilà kon ma xam naa ba ëllëg wala ba gannaaw suba rek incha allah Mouhamed. ok merci beaucoup Mati balaa ma lay jox sa futur maire bi. am nga 15 millions. am na 15 millions. caution 15 minutes. 15 millions pour caution. non 15 millions ce n'est rien par rapport à la détermination d'une équipe prête parce que ñun on s'attendait à ce que. à la cotisation 1000 francs non xam nga tey boo nekkee. waxul am na de moo tax dama gis nga bëgg a bàyyi ba mu pare parce que réponse politique la may jox damay bàyyi ba mu pare. xam nga ko ndax am nga 15 millions. xam nga démb rek ndeysaan dañu génnee 15 millions. puisque dama am ay groupe WhatsApp yu bari yoo xam dañu may soutenir. ñu bëri ñoo xam dañu am yéene ci ñun. yoo xam ne yow def ba sa bopp candidat. attendez kii nee na la monsieur le maire lañ koy woo. yaa ngi dégg bi 15 millions yi daanoo communiqué bi. ñoom ñëpp ñu commencé appel yi commencé message yi commencé man leen dalal leen seen xel. xaayaan ku dégg séeréer ñun bañu pare yàgg na nous sommes une équipe prête parce que dañu am équipe boo xam wax dëgg yàlla nous avons une ressource humaine d'exception et de qualité. et ñun sax dañuy proposer suñu bopp comme étant la solution aux problèmes auxquels nos populations sont confrontées parce que partout au niveau de la commune dañ fa am ay nit yoo xam ni wax dëgg yàlla dañu gis ni suñu intégrité war nañu mën a permettre ñu dem de l'avant war nañu mën a permettre lii tremplin mu nekk ko ci ñun parce que jàpp nañ lii station la boo xam ni ñun buñ fa jaaree dafay amal askan mi njëriñ loolu rekk a tax. balaa kii di wax soxlaam li may wax invité yi fi jaar man je suis quelqu'un de très patient. très bien te damaa yàgg ak politicien yi. am ngeen 15 millions am ngeen 15 millions waaw wala non 15 millions jafewuñu 15 am millions. ngeen am nga 15 millions. dama lay wax am ngeen 15 millions. en toute franchise. am nañ 15 millions. am ngeen 15 am nañ 15 millions 15 millions c'est déjà réglé. loolu moom dañuy jàll benn question parce que gis nga sëñ dama lay jox benn exemple. gis nga la nature nous a appris que ou bien histoire daf ñu démontrer que ñi nga xam ne dañuy accéder ci yenn instances yi étant très jeune dañuy marquer seen époque dañuy marquer seen histoire te dañuy def dara. jëlal exemple ci ay Paul Kagame fu mu jëlee Rwanda ak fan la ko yóbbu jëlal John Kufuor fan la jëlee Ghana ak fi mu ko yóbbu. Paul Kagame n'est-ce pas mu ngi ci pouvoir ba léegi. mi ngi ci pouvoir ba léegi. jëlal ma gëm fi mu ko jëlee ak fi mu ko yóbbu man balaa ma wax bravo léegi ci nguuru africain. mu génn jeexal waaw c'est-à-dire parce que ba ci fin bi rek mën na fa indi guerre bañ na du wàcc mandat yi jeex yooyu yëpp mën naa am. moo tax man fekk wàccul léegi du ma tàcc. c'est-à-dire dafa am benn affaire. parce que le président Macky Sall bi muy doog commencé ñun ñëpp doon nañ tàcc.
Abdoulaye Wade bi muy doog a ñëw ak autoroute à péage beeg réalisation yi ñun ñëpp doon. mais xam nga la mooy problème mu Abdoulaye Wade. léegi kaa ma jox la problème mu Abdoulaye Wade. fin bi mooy problème mu africain yëpp fin bi. non dañoo jot ci moom te boobu mag la. ba ñuy jot ci moom mag la. mais buñ ci tooy la na jot. Sénégal dafay weesu fii mais loolu du excuse. Afrique du Sud ban année lañ jot Nelson Mandela du benn mandat la def. benn mandat la def mais lan la fa réalisé. jëlal Libye ak Muammar Kadhafi Libye fan la ko Kadhafi yóbbu. mais fin ba dafay yàqu. instant yi kenn mënu ko li ma la wax moom mais xam nga tey parce que boo yàqee ki koy remplacer. xam nga la mooy problème bi maanaam 16 bii nii. xam nga lan mooy problème bi nga taxatee ko damm ko ku ñëw nu mu si toogee. xam nga la mooy problème bi ñun soxla nañ sax un dictateur boo xam ni day nekk ci réew moo xam ne ñëpp dinañ jub du am corruption ku bëgg a lekk di nga lekk ku bëgg dëkkuwaay di nga am dëkkuwaay ba pare dëkk bi di émerger soxla nañ ko. bu ko neexee mu rey. bu ko neexee mu tëj. pas rey sax moom. dictateur bi mais waxtaan bi wax di remercier internautes yëpp di leen jox rendez-vous incha allah lundi prochain. incha allah. ayca Babacar yow ba ëllëg. waaw jaajëfal ñëpp di leen jox ci daje ba suba incha allah. merci monsieur Niang ci kontaan nañ ci wuy si bi nga wuy si bët set ak ganu bët set di la jox dig daje ba beneen yoon incha allah. c'est à moi de vous remercier ci opportunité bi ñu jox à travers votre plateau pour que ñu mën a adressé wu ak Sénégalais yi ak suñu compatriotes yi nga xam ne ñoo nekk fële ca Jaxaay. wax dëgg yàlla ñu leen di defal un petit clin d'œil par rapport ak li nga xam ni mooy suivre suñuy action. merci beaucoup. merci beaucoup di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi àndoon ak ñun ak képp ku jàpp ci liggéey bi ba mu yem ngeen mën ñu gis ak a dégg di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro bët set Laye Fall ak Aliou Ba ñoo nekkoon ci réalisation bi ki nga xamante ni moom mooy Medoune Fall moo nekkoon ci cadrage bi ak Fego Ceeg Thierno Ba ak ki nga xamante ni moom mooy ñambaas rek ba ëllëg ci beneen numéro bët set jaay nga am out dara de am